kër ñii sax wàllu tariqa xamuñu ko waaye daal defu ngeen ma bàyyi yéen ñëpp ànd ak Chérif Bounana li may wax faral di wax parce que mosoon nañu def benn conférence là à l'école à l'IAM là seen école et j'avais dit bon maa ngi nuyu tous les Bounana et après je regarde à ma gauche je vois des filles je dis elle est Bounanette donc man je les appelle comme noonu laa leen di wooye man nag tey li ma leen di ñaanal mooy li ma leen daan ñaanal rek góorgóorlu leen ti xam-xam jàng leen góorgóorlu leen te xam-xam ak seen ndey ak seen baay su ngeen góorgóorloo topp seen ay waajur am xam-xam fu ngeen bugg a yegg daa yàlla dina leen ko defal su ngeen góorgóorloo topp seen ay waajur daa ngeen nag ay mu'min billahi wa bi rasuli daa ngeen nag ay jullit xaqan su boobaa nag su ngeen góorgóorloo seen waajur ba pare ku nekk ci yéen ku mu neex ku ko doy na ko topp waaye daal topp leen seen ndey ak seen baay man nag maa leen jur waaye am ngeen ñeneen ñu leen jur te ñeneen ñooñu ñoo jur Bounana mii parce que ku nekk ci ñoom waa kay bisimilah Xaadim Mbay na waaw moom tubaarkalla waaw ñaan naa yàlla ngeen dem ba am fi seen bërëb place bu mag a mag moo xam jee wax naa leen que dama leen koy waxaat dama leen di daggal fii lu ngeen bugg ci suuf ngeen am fi kër am fi seen see sax war ngeen ko def num siat xalaar yéen daal fii ngeen bokk ti man ku bokk ti yéen tabaarakallah ñaanal leen gis naa li ngeen may defal mooy lan mooy dafa am ku ma gëm réew mi noonu la tëddee culturellement parlant ñun Sénégal soo waxee sëriñ bi c'est fini mun nga tudd yàlla tudd yoon waaye koo tudd sëriñam rek defal nga ko lu ko neex te man kuy ñëw ti bisu Cheikh na mii wax dëgg yàlla dafay rëy ci man te xam naa loolu ngeen xam moo tax chaque année di ngeen di def tabaarakallah léegi la sama doom sëy mi ngi ma koy wax léegi mu ne ma vous avez même eu des problèmes en venant parce que tabaarakallah oto yee bare ba xamu leen lu ngeen di def yal na bare yal na leen yàlla may ba seen jamono président bi bokk ci yéen ministre gouvernement bi bokk ci yéen directeur yi bokk ci yéen yal na ko yàlla def waaye maa ngi leen di wax ni yéen ak ñi fi teew ni dama am kilifa ju xam ji la musuma fekk si kilifa ju xam ji la mes amis ana professeur yaakaar naa mi ngi ci biti ñëpp tey gii dama am ko xam ji la mooy sama kilifa sama patron nag mi ngi ci kër bi ki ma jàngal CM1 ak CM2 mi ngi fii dama ko ragal ba léegi sax ba ma koy dama tiit monsieur Diop vraiment merci d'être venu man allamaka harfan fa huwa mawla ku la jàngal benn araf moo la moom maa ngi lay wax marhaban wa ahlan wa sahlan maa ngi lay wax ni loolu nga ma daan def école loolu nga ma doon jàngal loolu nga ma daan xelal loolu nga ma daan wax tegul ci yoon bii dafa ma daan xëj ni ma na ñëpp jàng mais yow da ngay jàng de fu nit ñi waree am moyen yow soo trouvé wul dara man je te donne 5 mois parce que Cheikh Sarr boo la jur waaw jàngal nu lépp ba ci wàllu solin soo ñëwee soo solwul li nga war a sol tu as un problème tu sors de la classe waaw ba pare nag am na règle woñ bu xam nga soo moytuwul Chérif ou pas waaw tawa dama amoon problème parce que góor gi dafa premier rek man amul moyen man il faut que je sois le premier de la classe je crois que quand même j'ai vu Taalam là c'est mon dentiste Taalam docteur il est dentiste là Taalam moo ma doon raw ak Fat Sidibé suñu jëlee premier ma jël deuxième moom laay wax Fat Sidibé taay man ko yow li nga ma won mu ne ma yow mii Chérif yaa ma sonal moom elle est au ministère de la culture peut-être même qu'elle va venir là donc vraiment monsieur laa lay wax merci beaucoup maa ngi ñaanal ñëpp léegi dama leen yónneen di yooyu rek ngeen bàyyi rek ngeen dallu tuuti xam naa yéen comme yéen moom tubaarkalla fois que ñuy parrainer donc ziar bi mais pas parrainage wu réew mi waaw parrainage boo xam ci la vraiment jubluñu ci mbooloo ni 1 franc parrainage pour wàllu xam-xam parce que dañuy fas yéene di bënt sax ci cheikh yu mag yi ak seen diggante ak cheikh na Cheikh Sarr parce que cheikh na Cheikh Sarr bu amul xeet ju xam ne jële dafa fi benn muqaddam dafa fi ab cheikh amoon na jamono ñëpp ay xaatar lañu ci biir réew mi ñooñu nag tey dañu bugg a bënti ñoom gëstu ci seen diggante ak cheikh na Cheikh Sarr ndax xam naa ni umpuleen nii génn nañu déjà 2 livres benn bi c'est le cheikh des 2 Rifs les actes du colloque de 2017 beneen bi c'est la nasiha bii génn le 14 décembre passé et là on a parmi nous le professeur Mamaram Seck qui va faire donc ce soir
benn conférence sur la nasiha et Cheikh Ahmed Tidiane de l'UGB, le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Fall, qui est en même temps le représentant du Khalif des Tidiane à Saint-Louis, qui va nous faire aussi benn waxtaan benn conférence sur kalimatu la ilaha illallah bu Seyful Mujadil bu Cheikh na Mouhamed Fadel Ben Mamin. Donc ziar bi ziar thématique la dañu jàpp ni wax dëgg yàlla avec vraiment tous mes amis que je remercie, je regarde tout le monde dañu xoolee ba xool wax dëgg yàlla nit ñi di déplacé wu di ñëw te duñu fi jëlee dara xam-xam daal mooy dara te xam-xam mag yi fi nekkoon bàyyi nañu ko fi ñëw rek chérif fon loxo yi addiya bi loolu c'est bien beau nit ñi guddee son mais au moins nañu lekk lu neex toog fu neex ree foo mais nañu déglu aussi ay borom xam-xam te man vraiment avec tout le respect que j'ai pour les autres man universitaires yi ñoo ma doy parce que man affaire dama bëgg nit ko xam ne lu mu gis rek da koy wax su gisee lu dul noonu ni d'accord ma ci lii loolooy xam-xam waaw ndax suñu gisee nasiha bi gën ni parce que démb diggante cheikh na cheikh Mal Aynin ak cheikh na cheikh Sadbou am na fatwa bu cheikh Omar Tall wax cheikh Maoul Aynin magu cheikh Sadbou Antiki bu Maroc cheikh na cheikh Sadbou ñëw dafaat bind ni leen d'accord ma ci jihad et c'est extraordinaire xam naa certainement vous avez lu en fait que ñeen ñi ci yéen lire nañu la nasiha de cheikh na et c'est ça xam-xam donc ces universitaires là vraiment ils ont la liberté de dire exactement ñun nag xam nga mbirum taalibe moo ñuy jàpp ba suñu waxee sëriñ bi rek dootoo xam foo nekk moo tax daal ñu ngi ñaan ñëpp ñu xam ni ce soir vraiment c'est exception parce que amul woon daaw quand même amoon na parce que avec le directeur du WARC waxtaanoon na fi ci salle bi mais ren ti chapiteau bi incha allah daañu def waxtaan bi et on fera de sorte que dana teel lool pour mën a libérer nit ñi donc on dit vraiment soyez les bienvenus vous êtes là je suis votre père seen papa la ku mu neex def ma baay ku mu neex def ma nijaay waaw affaire u sëriñ nag man kooku moom beneen affaire la sëriñ moom daa war a mot sëriñ du xam-xam du doomu diw sëriñ da koy mot c'est un comportement waaw man su ma amee sëriñ bu xam ne dafay def yenn yi dama wax yenn kii yi naa dem ci alquran ba xam li alquran wax sëriñ bu ko def rek day nax boppam nax ñi mu àndal suba rek yàlla rek mën na jéggale waaye daal ñun lu ñu sëriñ gis-gis normalement daal enfer moom safara rek karawaas rek moom la ñuy jëkk a door nag daañu ko wan lu xam ne la bis boobu amul loolu foofu amul loolu de sëriñ bi li mu la mënal mooy dafa lii rek teglati yoon soo mooyee yoon bi rek mooy gaalu nuux rek problème ngay am de lu leer laa leen di wax ñàkk fayda nag weesuwul nit kuy dem jàngi ba am xam-xam laa wax nga dem topp benn nit bu xam te musul jàng école mu lay gëntaloo mooy genre gars yi di def seen peinture am na benn waay la du ma tudd tur quand même parce que il m'énerve parce que là parfois il te fait de ces choses gëmloo la fekk dara naan ba man di wala tox sa yamba toog ni non am naa lu ma jëloo gisoo dara gisoo lu dul miir rek ngay gis waaw nuy wax lu leer sëriñ day wane day wax nit ñi topp leen yàlla topp leen yonent bi bu leen def lu araam su leen neexee foo su leen neexee def lu leen neex lu araam bu nekk def bu leen def lu araam c'est tout moytu leen yàlla waaw moytu leen yàlla man damay wax sama doom yi foo leen ci kër gi ba mu neex bu kenn def lu araam rek fii ak defu leen lu araam rek c'est bon di leen sol lu baax lekk ju baax nit ki day lay wërsëgaat selon l'objectif que tu as dans ta vie al mar'u yursaqu ala hasbi himmatihi diine du tilim du sol ay yoxoteeku du leneen bu nu fi kenn léegi laay wax waxu daara moderne ñi koy wax dañu dof Cheikh El Hadj Malick fi mu génnee weesu passé na moderne ñu ngi wax waxu daara moderne donc moderne ñu bàyyi ba pare c'est complexe que nous sommes là les Africains ñu gëm loolu ñun amuñu lu moderne ñun ñoo am lu moderne ñun ñoo am l'islam góorgóorlu ñun ñoo fonk jigéen waaw parce que damay xool xale yi parce que on vous dit daal non kii non suñu duggee ci loolu dañuy gàmm dañuy bàyyi ba ngoon waaye daal li am solo mooy góorgóorlu leen te su ngeen góorgóorloo ba pare topp seen ay waajur su boobaa ku nekk ci yéen na xool ki ko doy moytu leen man ak doomu diw kii doomu Cheikh na la Chérif la wala kii doomu El Hadj Malick la wala doomu Serigne Touba doomu keneen yàlla daal moo fi indi ñëpp nag lii Jóob Njaga wax rek ki fi indi Mbàkke indi ay dara indi Faal moo fi indi Jóob rek nag te muy sunu borom wasalaamaaleykum wa rahmatullah. aouzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp
di commencer nuyoo bi ci Chérif di ko ziar di jël nuyoo yu sell teg ko ci ay loxoom mu jottali ko mbooleem taalibe yépp Chérif gouverneur Alioune Aïdara Niang ci boppam moo amoon yéene ziar si la jiite délégation bi wante yaakaar naa jokkoo ngeen mu wax la xañ na ngant lu mu am ba tax na sax moom bu soobee yàlla xam naa lu mu guddi guddi bu soobee yàlla dina fi yëgsi wante mu jox ma ndigal ni ma yëgsi fi ànd ak délégation bi nga xamante ni nuyu nga leen léegi ñu ziar la bokk ci préfet département Dagana bu toog ci sa wet sous-préfet Ndiaye mu ngi ci kii di commandant compagnie gendarmerie bu Saint-Louis mu ngi fi bokk na ci it chef de service tourisme ki jiite hydraulique ci région bi division régionale hydraulique mu ngi fi chef de service mine it mu ngi fi wala ndawam mu ngi fi ak ki nga xamante ni moom mooy directeur régional développement communautaire ñii ñoo mooy délégation bi nga xamante ni mooy délégation régionale bi nga xamante ni ñoo fi teewal le chef de l'État kaddu yi sax daanaka ci turam lañ koy wax ak turu ministre de l'intérieur ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy membre gouvernement bi nuyoo nañ fi léegi ak madame le ministre de la fonction publique xañ na bëggoon nañ sax daanaka moom comme fekk nañ ko fi mu eggee li nga xamante ni moom mooy kaddu yu njiitu réew mi wante bi ñu kiyee waxtaan ak moom nee nañu daal comme ñun ñoo ko fi toogal ñu wax rek ci tuuru gouvernement bi yépp Chérif dañoo am mbégte yegg si di la jottali nuyoo ak kàddu njiitu réew mi ci bis bu sell bii bis bi nga xamante ni bisu yiw rek la ñun sax daanaka am na ci loo xamante ni dañuy ñëw rek di la ci jàppale waaye fekk nañ la ci nga taxaw ci taxawaay bu am solo ba ci am na ci loo xamante ni sax daanaka paase na loo xamante ni sax daanaka jàpp na ni ci ay ñaan rek la ci ay ziyaara rek la parce que boo demee ba dugal ci ay consultation médicale ak leneen loo xamante ni pour taxawu askan wi la yaakaar naa loolu administration amal na la ci njukkal amel na la ci ak sant bu baax a baax a baax Chérif lii nga xamante ni moom nga taxawe tey jii muy di yegge ak di fàttaliku li nga xamante ni Cheikh Sadbou def na ko taxawaayam ci lislaam loo xamante ni lu ñuy rafetlu la yàgg nga ko taxawee ñu ngi la ci ñaanal bu baax a baax a baax di la ci ziyaar di la ci sant di la ci gërëm administration bu région Saint-Louis moo ci réew mi sax laay wax ak xañ na ñenn ci ay population xañ na ñooñu soo waxee it du ñu wax sax ni am na toor wala yeneen ak yeneen wante ñoo ñëpp ci njaboot gi lañ muy ñi bokk ci administration muy ñi bokk ci population yi ñooñ ñëpp ci njaboot gi lañ bis yu demee nii xañ na mën na tax buñ ci amee message boo xam ne jàllale na ko ci dina dellusiwaat xel yi dellusiwaat xol yi suñu diggante ak Mauritanie parce que it loolu yaakaar naa suñu ci waxee ndax yow am nga cër ci Sénégal am cër ci Mauritanie ndax li indi xañ na duñu jàpp ni ko loolu moo waral xañ na coow li yaakaar naa ci diggante ñaari réew yooyu am nañ ci cër wante ak lu mu mën di doon ñun ñi nga xamante ni kat ñooy kilifa yi toogal fi état amul réeroo ci diggante kilifa Mauritanie ak kilifa Sénégal xañ na léeg-léeg mu am ñàkk a
problème compréhension am wante sax parce que dem nañ ci ba egg fenn fi ñuy wax manque d'information mais loolu yaakaar naa ministre bi nga xam moo jiite wàllu pêche ñëw na fi démb waxtaan ak acteurs yi waxtaan ak administration mais ca ba ñu jógee ca ndaje ma ñëpp xam nañ ni manque d'information défaut de communication amul wante xañ na léeg-léeg seytaane dugg ci biir njaboot jaxase leen loolu laa mën a jàpp ni moo fa am waaye ñu ngi lay sàkku ci yow askan wi yëpp muy administration bi nga xamante ni moom lañ fi teewal muy ñi nga xam ne aussi ñun suñuy administré lañ léeg-léeg en tout cas jafe-jafe yooyu am ñu ngi sàkku ci yow xañ na nga yegge yenn message yi dolli ñaan it pour que événement yu demee noonu bañ fee amati heure xamante ni xañ na eggu fa ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax wante daal loolu loo xamante ni la ñun bu ñu sañoon dootul mës a am parce que ñun dañoo nekk ñoo xamante ni dañu ubbi suñu bunt di waxtaan ak ñëpp bu ñu sañoon it képp koo xamante ni doomu Sénégal nga képp koo xamante ni doomu mën naa ni CEDEAO nga doomu Afrique nga yàlla dogal nga la nga xamante ni moom ngay yëngatu nga liggéey ci liggéey boo xamante ni yàlla dina la ci dimbali loo suturoo ci jàmm ak salaam te yaakaar naa ñaari réew yi muy Mauritanie ak Sénégal loolu lañ seq ñu ngi rafetlu it taxawaayu Mauritanie ndaxte démb rek yabal nañ délégation ñu ñëw loolu nga xamante ni moom mooy licence de pêche yi délégation bi ñëw nañu ba tey jii sax ñu ngi liggéey ci loolu yaakaar naa bi ñuy technicien mauritanien ak technicien sénégalais yi ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla 400 licences de pêche yi nga xamante ni moom mooy protocole de pêche bi moom la ñu séq soobee yàlla 400 licences yooyu autorité mauritanienne yi dinañ ko jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñooy pêcheurs u Guet Ndar yi ngeen ni am na sooxe wala am na loo xamante ni manqué nañ ci xam leen ni ñun yéene woon nañ lu ëpp loolu xañ na nag léeg-léeg mu ay xañ na mën na am ay yoo xamante ni am yu manqué wala yu demee noonu wante suñu taxawaay suñu yéene mooy ñu taxaw képp koo xamante ni ñëw na fi ci ziyaara bi ba nga xamante ni benn jafe-jafe du fi am loolu moo nekk suñu yéene lépp loo xam mën nañ ko daal dinañ ko ci def loo xamante ni it defuñu ko xam leen ni yéene woon nañ def lu ko ëpp xañ na man yi moo fa eggul. wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafaahu ñu ngi sant yàlla jullitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen wax marhaban wa ahlan wa sahlan. le chef de l'état moo toog sama wet ndax yaa fi nekkal gouverneur yaa fi nekkal gouvernement bi yëpp nekkal président de la république loolu nag diine la lislaam la ndax kuy jullit sa njiit da nga ko war a yëkkati parce que loolu mooy lislaam loolu mooy diine bi ñu bokk diine ju mot la diine ju rafet la sa njiit da nga koy ormaal yëkkati ko yàlla mooy def loolu ci nit ci sunu biir day jël kent ñu mu jiite ñëpp ñu war ko ormaal ñun ñëpp yëkkati ko tabaarakallah ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen wax ni marhaban wa ahlan wa sahlan di am lu xam ji la mais on comprend parfaitement parce que ñëw bi gàtt na waaye xam nañu li tax mu gàtt parce que su doon seen sago ngeen toog ak ñun ba wax dëgg yàlla am na ay teraanga yu bari yoo xam ji la war nañu ñu war leen ko defal waaye xataay bi ak tabaarakallah programme yi ak nit ñi fi nekk tax na ba xëy na loolu su ngeen mënoon toog doon na gën a wax dëgg yàlla yombtu ñun pour ñu mën a def loolu yëpp waaye nag gouverneur ci boppam woo na ma xamal ma ni am na lu ñu leen may ñaan su ngeen ñëwee daal ñu mun leen yewee ku ngeen ne su doon sunu sago njaboot bi yëpp fekkee li ñu dem ba ci tànt ba ñu def ko te fas nañu yéene suñu jullee timis rek nit ñi reer ñu daal di teel a dem yooyu nit ñi fu nekk la ñu jógee te def nañu ay fan depuis àllarba ba léegi samedi sax laay wax man waaye àllarba ba léegi la ñëw professeur Gallo Diop yan yàlla fayal ci la ñu jógee Dakar ba léegi ñu nekk ci liggéey bi tabaarakallah waaye sant yàlla ci loolu yëpp
coono boobu yëpp coono ba neex la ñu am aussi gan bu mag muy la xalif de Guet Ardo la xalif de Cheikh Aldiouma Ba moom lu ñu tuddee ren ziar bi ndax ziar bi dafa am lu ñu commencé depuis 2017 ci la ñu ba ñu koy commencé sax yàgg na ndax maa ngi lay wax léegi nii Bamba Silla ñu ngi koy nuyu mi ngi fi ci mbooloo mi muy sous préfet bu xam jële ñun ñëpp la marqué parce que wax dëgg yàlla ñu ngi koy seedal ni xëy na ak tuut bu ñu xam ci wàllu administration waaye gis nañu ni daal nit la ñu xam jële vraiment nu jàpp nañu ni c'est ku exceptionnel la. bu mu def yéen nekk ci kër gi yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay ñun amuñu ku dul Cheikh na Cheikh Saad Bou sama adduna vraiment gouverneur man dama maanaam maa fi c'est Cheikh na Cheikh Saad Bou ci lu wér ni réew mi ni ku defal Cheikh na ku yëkkati kër Cheikh na ku yëkkati njabootu Cheikh na yàlla yëkkatil ku nu yëkkatiwul wala ku nu defalul teraanga aussi man vraiment je n'attends xaaruma teraanga te ci kenn ci sama borom laay xaar teraanga tawakkul ala Allah ak liggéey sama réew parce que war naa liggéey sama réew moo waral li ñuy sump yëpp ay liggéey la amul lenn lu may def man ak samay taalibe dul liggéey saadiqiina wa saadiqaat ñu ngi fi ci anam yu bare lépp lu ñu yëngatu rek njëriñu réew mi la lépp lu ñu fi mës a ñëw rek projet yi ñu am yëpp luy yokk réew mi dem kanam mais ñaan ndax yaa fi nekkal président de la république yow yaay président sax laay wax mais ñaan nga waxal nu président ne am na lu xam jële ñaanoon naa ko ci jamono toog naa ak le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye toog naa ak moom mu woo Abdoulaye Seck qui était ministre de l'agriculture ñu xamal ma ni mënoon na ma sax recevoir le lendemain mais ma ne ko déet man damay dellu ndax man lépp lu may demandé man lu xam ne jële man maa koy xalaatal sama bopp may def demande pour dara du ma def len te bokkuma ko ak ñii nga xam jëla war naa ko bokk ak ñoom mooy njaboot ji di xalaar ji ma dëkk moo waral ma ne leen nañu ma may ba ma dellu ci base bi fii woo sama taalibe bii toog di président wu association des chefs de village département de Dagana muy Cheikh Ibnou Ndiaye di chef de village de Diama ma ne que ne woo tous les chefs de village ndax am na le ministre de l'agriculture daf ñu recevoir il nous a très très bien reçu. D'ailleurs il y a Sall qui était là le directeur de l'aménagement woo à l'époque le ministre de l'élevage qui était le directeur de la SAED donc def nañu seen kéemtalaay xëy na yàlla moo tuddagul yëf yi sotti ba léegi nag sottiwul parce que amoon na jamono mënatuma jot ñooñu ñu ma boole woon moom il a quitté le ministère et ça parce que lu rëy la ci man parce que dañu war a am ndox canalu MCA daf fi romb tabaarakallah xëy na ñii nga xam jële yàlla may na leen ak tuut ñoom dañuy ñëw rek am ndox ñun nag amuñu te dañu am ay tool yu am ay teen yi neexatul te dañu bëgg a bay ku bëgg a bay te amoon ndox problème la ñuy ñaan ñu dimbali ñu ci loolu ñu dimbali ñu aussi bàyyi xel te ñii nga xam jële dañuy ñëw ñu di leen attribuer des terres yu ma ñuy dem di immatriculer des terres et parfois sans que ñun population yu yéeg parce que loolu yëpp suñu koy wax dimbali réew mi ak liggéey réew mi la loolu rek la waaye nit ki nag jàngoro soo ko waxul du faju yéen la ñu am ngeen dimbali ñu ci loolu ñu jàpp ni aussi loolu nga xam jële wax dëgg yàlla mooy les deux ministres ku nekk ci ñoom yëkkati na ci kàddu def ci kéemtalaay kattanam xëy na yàlla moo ko tuddagul mais man jàpp naa ni incha allah ñu mel ni yéen suñu ko yeggee su soobee yàlla mën na dimbali ba loolu ñu am ko. su jugee MCA ba fii su 1 kilomètre maintenant ku liggéey xayrun ku liggéeyu nag su boobaa nañu attribuer keneen mais man jàpp naa ni incha allah su ñëwee ñëpp daañu liggéey parce que moyen kan amu ko te ñun yéen ñu jur man damay wax ni état moo ñu jur ñun ñëpp sunu njaboot nag soo nekkee biir kër sa ndey ak sa baay soo leen gisee loolu dama koy mettitlu parce que toujours nit ñi suñu leen gisee duñu profité wax leen dañuy profité ni leen ñun lii sunu soxla la waaw soxla boobu mooy sunu soxla sunu problème la te bëgg naa ngeen jàpp ci ba yàlla dimbali ñu ci loolu. Gendar jee nag diggante Mauritanie ak lii comme wax ngeen ko officiellement man damay ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga wax rafet na dëgg nañu ko daañu ñaan yàlla waaye daañu wax ak kilifa yi fa nekk nga xam jee gëmuñu dul sanu maam Cheikh na Cheikh Sall daañu leen ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi jàmm gën lu nekk téere bi ñu génneel